maa ngi nuyu ñëpp waa Kignanbour yëpp jiital ci nuyoo bi imam ak chef de village ak notable yu dëkk bi yëpp di remercier les membres de la coalition démb ba tey ñu ngi Kignanbour 1 ak Kignanbour 2 ak taxawaay bu mucc ayib dem ci kër yëpp seeti responsable yëpp di remercier également la population ak mobilisation bu mucc ayib bi ñu def depuis démb boo ñëwee ci dëkk ñu accueillir la comme ñu accueillir sa xel day dal di remercier également Moussa Ciss Arona Ciss ak ñi topp seen ginnaaw ñëpp di remercier particulièrement lay Moussa Ndione mu jaral ko mu jóge Guéréo malgré les contraintes ñëw fekk ci bés bi wax ji du bari parce que li ci ëpp yëpp wax nañu ko ci bëccëg ba léegi mais dafa dañu jëm ci événement bu am solo événement boo xam ne Sindia yëpp la soxal muy le 23 janvier 2022 muy événement bu laaj taxawu parce que boo liggéeyee ba yegg fi nga war a yegg da ngay ñaan yàlla li ngay wax nit ñi dégg ko da ngay ñaan yàlla li nga xalaat jëmee ko ci nit ñi xam ko da ngay ñaan yàlla li ngay wax au moins mu jëriñ nit ñi. C'est très difficile de communiquer, la communication est très difficile mais li ñuy ñaan mooy ñi ñu taatal seen nopp déglu ñu waxuñu fi waxu politique dañu fi wax pour liggéey dañu wax léegi ci bëccëg ne ñu ngi toppatoo financement pour jàppale jigéen ñi Kignanbour muy Kignanbour 1 ak Kignanbour 2 am nañu taxawaay bu am solo boo xam ne ñu ngi koy liggéey ci zone bi jigéen ñooñu dañu leen jàppale financer leen ànd ak ñoom ñu am équipement ànd ak ñoom ñu dem ITA ñu labelliser seen production jàppale leen ba ñu mën di seen production ñu di ko dugal ci supermarché yi loolu bu ñu ko defee réussite bu mag lay doon te ni ñu koy defee Kignanbour la ñu ñaan yàlla def ko ci commune bi yëpp xale yi wax nañu ci éducation lu ñu ci tay di ci wax parce que ñëpp la concerné ku am doom tey yaa ngi ñaan yàlla sa doom jàng ba tànn la ëllëg éducation boobu nag c'est un engagement de la coalition de faire mieux et de mieux faire mooy lan mooy école primaire yi comme ni ñu ko defee ci joor gi bugg nañu at mu jot bu ñu toogee ci mairie bi taxawu école yi sur les fournitures scolaires dina metti dëgg la mais dañuy jéem a def li ñu mën école yi ku ci jàng CM2 génn amoo entrée en 6e wala nara taxawu dañuy dugal ci centre de formation professionnelle ci niveau xale yoo xam ne li ñu bëgg dëkk bu nekk bu ubbi fa ay atelier xale yi di fa jàng métier responsable yi ñëw di leen yor di leen encadrer dañu bëgg a signer convention ak ñoom organiser leen ba nga xam ne ñoom liggéey lay doon boo xam ne dañ ci jàngale métier muy quelque chose de nouveau au Sénégal ci li ñu ma wax taawu Senghor amoon na mais ci politique lu bari yàqu dem dañu koy dellusiwaat pour jàppale la population à la base ñu dem ci xale yi jàng seen jàng kawe xale wax na ko fi léegi dem ba université am ay liyaasa ñëw toogaat di manœuvrer mooy façon bu jàng bi ñuy jàng da ngay jàng ba licence doo am métier dañu bëgg xale yooyu def benn école fii ci Sindia école boo xam ne moo leen di dimbali ñu am métier boo xam ne quand même bu ñu génnee seen jàng dana ci feeñ parce que lii ëpp solo mooy xale bi am xam-xam nga encadré ko jox ko métier organiser ko mu def ci loo xam ne dina ko jariñ à un plus haut niveau que le simple ouvrier je pense que moo gën ci xale yooyu ñu dem ci étudiants yi am na ku ko fi wax léegi mooy étudiant commune Sindia dañu tumburanke ci logement tumburanke ci ticket restaurant
tumburanke ci encadrement wax naa ko démb les futurs bacheliers dañ leen di rencontrer ñooy dem ci école yi ci lycée yi waxtaan ak ñoom ubbi seeni xel ci métier d'avenir yi métier boo gis am na lu muy jariñ mais na fekk nga xam ko ce qui fait que seen orientation dina gën a yomb suñu xamee ëllëg lan la ñuy liggéey. Donc ci enseignement dañu am un programme spécial depuis l'école maternelle jusqu'aux universités boo xam ne bu ñu ko tegee ci commune Sindia kuy doomi commune Sindia di nga ci gis sa bopp. loolu moom c'est une réalité qu'on va mettre en œuvre te du ay waxu politique. ñu ñëw ci santé bi case de santé yi fi nekk yëpp ak poste de santé yi yëpp a sooxe maire bi taxawaay bi mu war a am jëm ci structure de santé yooyu benn amu ci. ñu ne nag suy ñëwee on a des compétences yu ànd ak ñun di liggéey on va relever le niveau dañu relever le niveau ba benn nit ci dëkk bu mu dëkk du soxlaa buy génn di dem ci beneen poste de santé wala beneen case de santé. On mettra les moyens et l'assistance qu'il faut ba nga xam ne nit ñi ci fa ñu dëkk dinañu mën a faju normalement ñu am suivi de leur santé sans d'autres problèmes. Donc bu ñu ñëwee ci loolu waxtaan nañu ci projet yi ci bëccëg jëm ci xëyu xale yi ak jigéen ñi. projet yooyu biñ ci gën a fësal léegi mooy domaine agricole communautaire boo xam ne mairie bi da ciy dugal loxoom ak ji moom seeni suuf si c'est un problème à Sindia dëkk boo dem ci biir commune Sindia suuf si moo nekk coow lu méttee métti loolu dañu koy régler lu mu gën a gaawee ci 2 ans yi ñëw bëgg nañu coowal suuf daatul am ci biir Sindia danañu fexe ba litige yi fi am yëpp comme ni ko Moussa waxee léegi ñu régler ko gestion foncière bi ñu tekk ci ay charte yu leer ba xam ne ku nekk conseiller ak conseil bu mën a doon booy saytu sa mbiru dëkk wala booy régler problème mu jàmbur dina am procédure yooyu topp yoo xam ne litige du ci am donc loolu da liggéey boo xam ne ci 2 ans yu njëkk yi bëgg nañ ko régler. ndox mi c'est un problème dans la commune de Sindia lii ma wax ci bëccëg mooy benn forage bu dem ci 150 mètres de profondeur nga jàpp le Paléocène ou le Maastrichtien loolu géologue yi laa koy sédd li nga am ndox mu doy forage boobu boo ci defee pompe ak solaire équipé ko 25 millions la lay dikkee budget Sindia bugg nañu bu ñu ñëwee ñu ngi wax ay 800 millions bugg nañu passé milliards Somone bii seen budget passé na milliards Ngaparou bii seen budget passé na milliards ñun Sindia ni mu yaatoo ak ressources yi fi nekk yëpp war nañu passé budget milliards quand même te milliards boobu bugg nañu at mu jot ñu jël si ay lu takku régler le problème hydraulique mooy def ay forages équiper leen def ay château d'eau jox ndox ñi bu ko defee ñu régler définitivement l'eau dans la commune de Sindia loolu mooy engagement bi ñu jël léegi coalition wàllu suñu gox jël ko aujourd'hui devant la population de Kignanbour ne bu ñu toogee avant 2 ans dinañu régler problème ndox ci biir Kignanbour wasalaam je vous remercie. Merci DG merci beaucoup donc ñu ngi jaajëfal waa Kignanbour 2 di leen wax ne kontaan nañu bu baax a baax ci organisation bi ak ni ngeen accueillir le DG Mamadou Faye donc ñu ngi leen di jox rendez-vous à très bientôt inchallah bu campagne tijjee nañ fi jaaraat comme ça ñu gën a expliquer merci beaucoup.